kon damay delloowaat kàddu gi rek sëñ Khadim. ñu ngi nuyu kilifa diine yëpp di leen siyaar di leen ñaanal gudd gi fan ñaan suñu borom saxal leen fi ndax nag bul doon ñoom lambaay ñaaw ndax taxawaay bi ñu am ci li xew te ni nga waxee rek duñ ci dellusiwaat askan wi jóg di manifester te revendiquer te loolu ku nekk xam na ne yàgg na am ci ay réew te yàgg naa taal ay réew ndax ku bàyyi xel ca printemps arabe gis fa mu tàmbalee ci benn vendeur ambulant bu taal boppam ndax néew doole guñ ko néewal doole loolee daal di law ca réew ma ca topp ba réew ma ca topp ba réew arab yooyu yëpp daal di daanu ñàkk seen nguur ñu xam ne kon ay lu mat a fay la te jàmm lu ko gën fii ak fa ñu jëm Sëriñ Tuubaa ne gisuma ko amul di sant suñu kilifa yi nag waaye di ci beral loxo sëñ Mouhamadou Mountakha ci jëf ji mu ci jëf pas-pas bi mu ci def ànd kook naataangoom yooyu yëpp nga xam ne nii lañ def ci suuf lañ ko def ba mu jotee ci ñu fësal ko lañ ko fësal ndax ku nekk xam na ne ni ñu koy waxee ci diplomatie la diplomatie ne se fait pas sur les toits de la maison des maisons wala sur la place publique diplomatie lu ñuy def lu ñuy dox la ci suuf te kilifa kenn du ko yedd ci mpénc ñu doxee ci doxin wu rafet ba jàmm daal di dellusiwaat waaye nag jàmm il faut mu lalu ci dëgg ba tax na taxaw nañ ci taxawaay boo xam ne nii ku si nekk déglu nañ la teg mbir mi ci yoon ne nañ àttewaat te ñu àtte dëgg jàmm ji ñëw nag am ñu def concession nguur gi defaat moom it ci côté am concession ñu ñaan yàlla na sax tey wax ñi nga xam ne ni ñoo fi nekk wër ñooñu ñëpp nga xam ne ni mbir mi xew dafa créer li ñu wooyee bipolarisation ñii nekk ci camp bi ñi nekk ci camp bi way segam kilifa yi dox nañ ci tànk jàmm ba mu toll fii nañ seral mbir mi dëgg la te bàyyi di attiser le feu dëgg la ndax ay du yem ci du bopp borom ay du yem ci bopp borom di wax état bi nekk yilif ay nit ñu nga ci mën a réussir surtout ci configuration bi ñu am Sénégal mooy ñi ñu am ñu fonkale leen nañ ñu fonkal ñun ñi ñu am ñun kilifa diine ñi lañ am avant ñoom seen nguur di taxaw yàlla moo sedd kilifa diine yooyu ñooñu seen cër yooyu ñoo ju ci ñoom seen cër yi kon njaboot soo ko yoree fonkal ko ki mu bëgg dana tax njaboot googu fonk la man de ku jàpp sëñ Mountakha ma jàpp la dëgg la ku jàpp sëñ Babacar Sy ma jàpp la ku jàpp sëñ Maay ma jàpp la ku jàpp Ablaye Thiaw Laay ak kilifa diine yi ma jàpp ndax amuñu lu ñooñu voilà ndax nag ñii seen nguur gi fii lañu ànd ak ñoom waaye ñii dañoo ànd ak ñoom àdduna ak àllaxira mu nekk benn contexte bu spécial ci Sénégal ñu war cee profito ndax Baye Ablaye ku fekkewul ay doo xam ay étendue maanaam dégâts yi mu mën a def man mi juddoo Côte d'Ivoire yaroo Côte d'Ivoire fekkee guerre fekkee ñuy rey ay nit ñu koy teg suñu bët ma nekk ci presse bi foofu ñuy nekk ci terrain bi ñuy gis ñun xam nañ ne ay du yem ci bopp borom dëgg la waaye it di wax ñi nga xamee ni ñoo bokk ci làng googu nañ tempéré ndax gis nañ fi fan yi rek ay déclaration ñu confronté sénégalais yi ci image bu doy waar boo xam ne ni bu ñàkk worma du worma bu wàcce jigéen ci cër bi ko yàlla jox wallaahi lu ñaaw boo xam ne ni ñi ko organisé su doon seen doom duñ ko def man de su doon sama doom duma ko teg ci kanam télévision mi wax li muy wax wallaay dëgg la wallaay bu leer ma ne kilifa diine yëpp a ngi koy gis wallaay dëgg la bëgguma tudd tur waaye ñi ko def xam nañ seen bopp li ñu gis fan yi ci télé ña leen wone ñaaw na lool ci jamono boo xam ne ñëpp a ngi apaisé yow nga jóg mel ni da ngay xambataal bi dëgg lu jara bàyyi xel la nañu bàyyi lu jara bàyyi xel la ñaaw na ci weeru jigéen bi ñu nekk Baye Ablaye la man sëñ Khadim foofu doguma la waaye
man gone gi bi ma ko gisee keroog télévision sama yaram da doon daw dama ko yërëm. mais victime la. mais victime la. victime la. xale bi boo ko xoolee keroog rek sa yaram dafay daw. dara jaru ko te it il faut waajuru xale bu jigéen boobu. jëm récupérer ñu may leen ñu récupérer seen doom. mais loolu ci gën a métti nag. parce que gis nga Baye Ablaye ndax dafa mel ni xale bi jigéen bi amul mbokk. mais attends dafa mel ni dañoo jël xale bi en captivité jëlaale Sénégalais yépp en otage en réalité. parce que boobu ba léegi dara doxatul. du dul ñu nekk ci benn. benn phénomène benn épisode boo xam ne nii. vraiment ñaaw na c'est digne d'un film d'Hollywood. te it nag nit ñi nañ dellu si seen xel. presse bi aussi ci lañ bokk. nañuy wone lu jara wone ndax lii mu wax nii fa mu ko war a waxee mi ngi fii ci kanam. yàggatul dañ ne nañ ko fa waxee ji. nañ ko fa waxee ji. lépp nekk ci sutura. ko fa waxee ji ku ci am dëgg. ndax yàlla rek moo xam ku ci am dëgg. ñun ñëpp dañuy wax rek. mais yàlla rek a xam ku am dëgg. bu ko defee dëgg feeñ foofu lañ ca war a def ñu def ko te kilifa yi dañ ko santaane. dañ ne dañ ko àtte. balaa ñoo ñëw ci dëgg googu sax. dañoo war a jiital orma gi nga xam ne moom la ñu wormaal kilifa diine foofu laay ñëwee. ndax dëgg-dëgg réew mu mel ni Sénégal. ak kilifa yi nga xam ne ñoo fi yeewoo. nga indi benn xale bu ndaw bu jigéen teg ko ci télé bi muy wax lu kenn xamul amul bopp amul genn ay kilifa di ko dégg. ña nga xam ne ñoo sooke loolu. amuñu benn worma ci kilifa yi. nañu wormaal kilifa yi waaw. rafetul Baye Lam te lu jara bàyyi xel la. ñun ñi nga xam ne ni aussi ay dañoo bokk ci presse bi. dañoo war a xool li ñuy wone ñu koy wone. lu jara wone ñu koy wone. ndax ka sooke loolu. yàggul tuuti defaat na conférence de presse bu demee noonu. ñuy saaga. ñuy saaga wallaahi. am na kuñ fi état bi yebal bitim réew ñu jàpp ko. pour saaga yi muy saaga. mais saaga yooyu ci internet phénomène bii Baye Ablaye fu mu ñu toppee. kenn xamul Sénégal kenn xamul lii. kenn xamul. lii fu mu ñu toppee. lii dañuy dem ba sax dañuy tiit ne est-ce que nekkul suñu borom. non daf ñoo bëgg a mbugal quoi à la limite. dëgg la parce que kenn xamatul kenn xameetul Sénégal. lii ñuy wax ñu ngi koy jooy xameetu ko ñu ngi koy jooy jeexagul. xoolal Gambie li fa xew. ci diggante sénégalais ak gambien. loolu aussi ñu ngi ci interpeller autorités yi. ñu teel cee jóg. balaa moo gën a jëm kanam. 200 et quelques personnes sénégalais yoo xam ne ni dañoo daw làqu ci benn école. ngir coow lu amoon ci diggante ñaari nit ba kenn kii ci sénégalais faat bakkanu gambien bi. mu nar a indi événement boo xam ne nii jamono jii ñu ngi koy xunkume ci suuf mais déggaguñu ci en tout cas ñun déggaguñ ci. tànk buñ ci dox xëy na ñu ngi koy dox. su dee ñu ngi koy dox nañ ko dox mu gën a gaaw. problème bi gën a wàcc. parce que xamuñu fu muy mujjee. kilifa diine yi aussi seen baat jotee na foofu. ndax tey Adama Barrow mais nekk Gambie. su nekkutoon Sénégal. jàpp naa ne. ba muy xëccoo ak Yaya Jammeh. lii place bi mu am ni du ko am. Sénégal yi def ci taxawaay bu yàgg bu dëgër. kon loolee aussi war nañ ko bàyyi xel. te dellu siwaat suñu bopp. te xam ne waaw te xam ne defaraat jikko yi. waaw te xam ne. weer wi ñu nekk nii. en tout cas ñaawlu nañu. image bi nga xam ne ni jàll na qui est une image très dégradante pour la femme. jigéen war ma bi ko yàlla jox. wàcce nañ ko ba ci niveau 0 xam naa ne organisation féminine yi mbir mi metti na leen xëy na génnaguñu wax déggaguñu leen ci mais lu doy waar la. dëgg la di ñaan nag. jàmm Sénégal. di ñaan kilifa diine yi sunu borom bàyyi leen fi. ñu yàgg fi état bi aussi. mu jàpp ci jeunesse bi. jàpp ci politique de jeunesse bi ndax jóge fi ba pare nag ñu lay woyal woy wu ñaaw. ku ne war na ko moytu loolu ku ne war na ko moytu kon nag Baye Ablaye ñu ngi lay delluwaat kàddu gi. waaw kay sant yàlla bu baax rek si kàddu yi nga xamante ni yëkkati ngeen ko waaye it lu munta ñàkk moom faaw day am te it sëñ Xaadim xeex moom bu xisee am rek am na booy dóor moom bul xool fooy dóor bu dee si côté kilifay diine yi gis nga taxawaay bu rafet bi nga xamante ni amee nañ ko mais ñun ñi nga xamante ni ñoo daan wax nit ñi duñu dégg ak sénégalais yi nga xamante ni ñoo daan wax nit ñi di leen dégg ñooy wëlbatikuwaat naan ni affaire bi kat Sénégal yi maam ñoo weñ loxo gouvernement bi mais gouvernement bi maam justice amatul Sénégal ndax bu fekkee ni Sénégal yi ñoo wàcc ci mbedd mi gouvernement bi deltu ginnaaw kon justice amatul te fekk na ñun ñoo naan kilifa yi diine yi nañu wax kilifa yi diine yi wax jàmm am ñu mel ne ñoom dafa amul ndax da ngay gis ku toog naan justice amatul gouvernement bi deltu nañ ginnaaw dañoo daw 1-0
te xamuñu lu tax gouvernement bi deltu ginnaaw looloot kon nañ si bàyyi xel tey sëriñ bi li mu ñaan mooy jàmm am taj geeg yàq geeg xeex beeg rayante beeg yépp ñu bako mais li nga xamante ni mbirum yoon la muy procès bi loola sëñ bi waxut nañ ko teg si suuf te dégguma ko bokk kon ñu xam ne procès dina am xanaa te bu amee la sa yoon santaane ñun ñëpp dañ si daal di ànd beneen bi soxna si nga xamante ni teg nañ ko si télé bi gis nga ni mbir mi mu amee ba léegi ñëpp wax nañ ñi ko séq ñëpp yaa ngi leen di gis bët bu set ñi ngi wax si télé yi bët bu set ñi ngi wax mais da ngay dégg ñu naan soxna sa fu mu ne dafa war a génn wax dafa war a génn wax moom it génn na wax te it bu waxee am na ñoo xamante ni li mu wax am na ñu ci ànd am na ñu ci àndut même ñu njëkk a wax it noonu la demee mais wax ji nga xamante ni wax na ko day lu munta ñàkk pour mu wax ko xanaa kay jamono ji mu ko wax ak jañ ko soxla woon moo tax waaye wax ji moom lu muntoon a ñàkk la beneen bi soxna si moom si boppam kenn waru koo bàyyi mu dellu si ay mbokkam ndax bu fekkee da ngaa wax luñ ne kii li mu wax mën naa taalum réew wala mu wax loo xam ne fukki bakk na ñeent dem na si ñu ñàkk ci ay milliards kooku waruñu laa bàyyi ngay libre dañ laa war a wutal sécurité bu doy ndax tey jii bu yàlla dogaloon ñu ni delloo nañ ko ay mbokkam bu ko ñeneen rayee da nga dégg ñu ni waa gouvernement bee ko rey wala waa opposition bee ko rey ñu jiiñante rey gi kenn du xam ba lépp dafay toxe tàbbi géej kon Xaadim wax rek ne victime la fi mel ni victime la en fait waxuñu nañ ko delloo ay waajuram noonu dañ ne ay waajuram nañ ko ñëw jël à main maanaam nañ ñëw jege si ko encadré ko parce que gëw ma ne mais xale bi tumuranke mais li ñu def nii mais li ñu def nii dafa grave parce que tey ji nii yow xamoo ko woon man xaw ma ko woon ci ay photo lañ doon teg rek waa tey ji su ma dajee nga moom xam ko su ma dajewoon ak moom nii si mbedd dinaa xam ne kii moom mooy diw mais loolu rek exposé nit ki la te loolu ñoom ñi ko def noonu et puis toog bi mu toog di def récit bi gis nga maanaam fañ ko soxla woon ak li ñuy wax noonu li Assane wax nii c'est vrai que waroon na wax dañ ne woon naa ngi war na génn wax waaye ba kee waxee te saa sa la war na wax dañ ne wax jooy na ñu ne ko lu tax nga jooy mun dañ maa wax te sama wax jotagul wala ñu wax ma weesu wala ñu wax ma fu ñu ma warut a waxee kon wax dafa am foo ko ñu war a waxee dafa am timing am temporalité dafa am foo ko war a waxee dafa am temporalité te it nag fa nga ko war a waxee waaw te it nag wax ji aussi mu nekk wax joo xam ne nii kilifa yi dugg nañ ci ba pare nga jël xale bi teg ko ci kanam télé bi exposé ko xale bi sax li muy wax c'est-à-dire gis nga nit mbir mu nekk nit da nga koy natt sa bopp ku mu doonoon ci ñun fii su mu doon sa doom suñ ko ne taxawal foofu wax du wax dëgg la Baye Assane waaw mais xam nga ni mu ko waxee rek xam nga lu mënta ñàkk la te it kii avocat la moom it yor na te bëgg na ndam te xam nga ni kenn ku nekk li nga dugg bëgg nga see am ndam nan ngay def ba am ndam da ngay làmbatu lañ kon moo tax ñu nangul ko làmbutoom léegi kenn ku nekk nu mu ko gisee rek ginnaaw ñëpp génn nañ di wax nangul ko làmbutoom bu ñu ko defee bokk na ci li nga xam ne nii dafay nasaxal justice tout à fait te justice lépp lu koy naxasal rek day naxasal am réew nañu seetaat seen taxawaay ndax kat am nañu kilifa yàlla baro te itam yàlla batuñu mais le bâtonnier des avocats am na ci débordement yoo xam ne bu ko ay avocat débordé du ko nangu ñoom am nañu ay kilifa yoo xam ne itam war nañ leen a araftu maanaam dafa am fu may waxee ak yow foofu nga baal ma tuuti waaye am réew du doxee nii te it xëy na sunu àlluwe guddul waaye defe naa droit xaw na jàng nañ ko tuuti te pratiqué nañ ko ndax nekk nañ clerc d'avocat pendant 3 ans en Côte d'Ivoire cabinet maître Niang et associé am ci ay lijaasa pratiqué ko dafa am loo xam ne nii ba kee di wax booba procès bi commencé gul booba wuyoogul te nee nañ la su mbir nekkee tribunal nekk ci loxoy yoon yellatul ñu ciy wax yoon da koy tere sax moment boobu nga xamee ni procès bi eggagutoon ñi ngi nekkoon ci ay polémique dina wuyu jóg di wuyu ji boobu la waroon mënoon na wax foofu te wax ji sax am na ñu bëri ñoo xam ne ñëw nañ def ay témoignage ci kii bi te kenn gisu leen wanewuñu seen kanam dëgg la mënoon nañ jël kàddoom mu wax ko te duñu exposé jëmmam est-ce que braan nga li ma la mu wax ay feem waaye ñu indi ko muy expliquer naan daf maa def nii tourné ma nii defee ma nii loolu moo dul wor ma rafetul te loolu ku ko waxul rek damaa jàpp ne dafa nekkul sa doom moo rafetul ci dafa rafetul tey kilifa di ko gis man sama soxna laa toogal mu koy seetaan waaye sentir naa ne am na kàddu goo xam ne bu mu jibee ñëpp tikkee dem na ba ma génnee néeg bi dafa changé kii bi jàpp ay film parce que dafa nekk loo xam ne c'est avilissant pour la femme dafay wàcce war may jigéen sagalul jigéen wallaahi rafetul waaw te mbir mi aussi nit ñi nañ ci bàyyi di ci leb bor ak di ci fay bor ku ci bëgg a régler ses comptes personnels nga bàyyi ba jàkkaarloo ka nga war a régler ses problèmes personnels nga def ko parce que maître El Hadj Diouf mi dama koy tudd bëgguma koon tudd sax il a un compte
contentieux direct avec Sonko. mais na ko réglé ak moom porte na plainte après ça y est. liggéeyu kii yam na ko def en toute professionnalité. jërëjëf Khadim ak professionnalisme. jërëjëf foofu la ñuy waxee mais pas ci cadre lu mu war a wax la. te it sëñ bi ñuy jégalu nag sëñ bi ak non c'est vrai gis nga lii Baye Ablaye suñ koy wax dënn yi fa mu tàng.